suñu mbokk sénégalais ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax topp bi ngeen di topp Sen TV l'original si biir internet bi tey ñu dem sees si maître Ciré Clédor Ly mu nekk avocat boo xamante ne si biir réew mi kenn du ko présenté bitim réew kenn du ko présenté ñu war a waxtaan ak moom si mbirum Cheikh Niass bi nga xamante ne faatu na si biir prison bi maître ñoo ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoo ak internetu Sen TV l'original. maa ngi leen di nuyu di leen sant yéen ñëpp. di nuyu mboolam internet yi ñi nga xam ne ba nga xamee nag mbir mi am na maanaam Cheikh Niass dëddu na àddina ñu ngi suivre pour xam lan moo xew pour mbir yi leer ci seen kanam ma jàpp ne que li soxal àddina bi yëpp ndax yemul Sénégal mbiru Cheikh Niass dafa jéggi Sénégal ndax ci témoignage yu ñu am seede yi ma ci jot moom moo di ku jullite la woon ku amoon yërmande la ci doomu aadama ku teey la woon ku yaru la woon ba pare nag doon liggéeykat opérateur économique moom ak jabaram Awa Condé donc nit ñi dëgg bi rek la ñuy wut moom lañ bëgg a leeral yàlla dogal dossier bi jabar ji ak mbokk yi jël seen kóolute teg ko ci man ma leen ciy sant di leen di gërëm kon boog su fekkee ne que weesu na nuyu internautes yi donc sant confiance bi nga xam ne que famille bi ak jabar ji teg nañ ko ci man lépp lu ngeen ci bëgg xam te ma xam ko ci dinaa leen ko leeral incha allah. maître liñ lay njëkk a laaj mbir bi fan la toll jamono ji daf mel ni dafa am blocage. fi mu ne mënuñu wax ne am na blocage mun nañ wax ne it xamuñu ndax toujours ci njëlbeenu mbir mi lañ nekk walla est-ce que ci jeexantalu mbir mi lañ nekk liñ ci mën a wax rek moom moo di que leeral bu njëkk bi moo di Cheikh Niass hôpital la ñàkke bakkanam ñàkkewul bakkanam ci kaso bi bu loolu weesoo ñaareel bi moom moo di que am na ay njort ne que deewam du dee boo xam ne que dee naturel la ci loxo yu mu jaar loolu it li nga xam ne moom moo tax muy population sénégalaise bi mu di àddina bi am ci njort bu ñaaw moom moo di comportement yi la comportement yi nga xam ne que dañ ko war a am ci nit ñi di respecter seen ak seen yelleef di leen ormal du toujours lañ koy am du ñëpp it ñoom ñoo koy salfaane wante it dañu remarqué ne que lu ci gën a bëri it dinañ am ay ñoo xam ne que maanaam du ñu respecté walla ormal doomu aadama de sorte que bu fekkee ne que nit dem na ci loxo buur ba bakkanam dem foog xel yi ñaaw xel bi nag moom moo indi lii lépp moo tax ñu bëgg en fait seet dëgg bi fan la féete ci wër dëgg bi nag xaw na yéex li tax mu yéex li yéex dinaa leen ko wax ndax ba nga xamee ne que moom Cheikh yan na ko yàlla yërëm bakkanam rod na dañu nekk dañoo woo famille bi ne nañ ñëw jël si kayit bi nga xam ne que mooy firndeel na que gaañu na jël néew bi yóbbu ko. donc amul woon autopsie. amuloon benn autopsie expertise it amuloon ci la famille bi daw ñëw ci man
ba ñu ñëwee ci man li ma njëkk a def moom moo di bind hôpital boobu man ba tey xaw ma fan la Cheikh gaañu hôpital la walla ci kaso bi ma jël sama téléphone ci seen kanam woo colonel bi nga xam ne que moom moo yilif kaso yëpp ne Cheikh bakkanam dafa dem léegi dañu bëgg ñu jël si nan la tuddati corps bi wante du demee noonu loolu day yomb lool mbir mi fokk ñu leeral ko corps bi ngeen xam ne que nee naa famille bi buñ ko jege buñ ko laal tant que leeraluñu li tax en fait mu génn àddina ndax yàlla la soob mu jële ko fi walla ndax loxo doomu aadama taq na ci mu ne ma ah man de daanaka ba ma ko yëgee sax ak léegi mootul sax waxtu wante naa la yëgal ne que Cheikh faatuwul kaso Cheikh faatuwul biir kaso bi te liñ ma yëgal Cheikh mu ngi faatoo hôpital ma ne muy kaso muy hôpital lenn rek laa leen di yëgal moom moo di que corps bi kenn du ko laal te leerul lan moo ko faatul lu tax loolu li tax loolu moom moo di que jaar na ci loxo police lan moo fa xew fokk su fekkee ne que foofu loxo police nekk na ci faatu Cheikh Niass bu boobaa dinañ ko mën a leeral dina fu mu yegg dina leer su fekkee ne que du loxo police jaar na ci kaso bu dee faatu Cheikh loxo kaso ngi ci bu boobaa it dina fu mu toll dina leer su fekkee ne que faatu Cheikh jaar na hôpital faatu na hôpital et que loxo hôpital ngi ci bu boobaa it dina fu muy toll dina leer kon xam ne ni mbir mi yombuloon noonu colonel bi yëgal ma ne que ñoom sawar nañu lool pour mu leer ñoom it li tax faatu Cheikh faatu te wax dëgg yàlla ba fii ma toll ba ci suba si mu ngi may jàppale pour que mbir mi leer famille am tamit dañu ne Cheikh bi muy ñëw Sénégal amul benn feebar amul benn jàngoro aussi tamit dégg nañ ci réseaux sociaux ak yenn membre de la famille ne dafa amee diabète ak yooyu loolu lan nga ci mën a leeral xam nga man liñ ma ràññee moom moo di que dama objectif te du ma wax ci lu ma leerul du ma nekk it ci ay tappale réseaux sociaux yi la ñu wax dara laa ci xamul waat naa ko ci rasulullah nekk xamul lu ñu wax bien que yor naa dossier bi jéemuma xool lan mooy opinion réseaux sociaux yi ak lan lañ ci wax man li may dox mooy dossier mu doon li nga xam ne que dafa objectif ba fii ma toll diabète boobu ñuy wax awma lu ma ci leer su fekkee diabète na lii ñuy gëstu dina ko wone diabète it terewul nekk leneen mun na ko rey loolu it bu fekkee ne am na dina leer dégg nga léegi nag diabète na dara jotu ko loolu yëpp xam nga ne àndul kon lii may dox mooy leeral lépp léegi nag toujours pour continuer jafe-jafe yi ñu amoon moom moo di que au départ ba nga xamee ne que administration pénitentiaire moom moo di ñi yor kaso yi ñoom sawar nañu pour que mbir mi leer waroon na yomb directeur hôpital bi it Thiandoum ku jub la principal Dantec Dantec ku jub la te it ku teey la ba tey ji musul gàntu benn kàddu boo xam ne yëkkati naa ko lu ma ko wax danaan maître nañ ci dox mbir mi na leer te dinaa tànn koo xam ne it xameel nañ ko jub ak dëgër fit ak ñeme ak ragal yàlla ñu leeral lépp parce que ñun hôpital la rek te it dee bu munti am bu fi ñëwee ñun am nañ jumtuwaay yoo xam ne mun nañu leeral
la mu ne bu dee donte karaw moo tax rax na ci dee bi karaw boobu dinañ ko feeñal. alors mu proposé professeur Ibou Thiam. moo war a def autopsie bi. pour mu def autopsie bi ba ñu moom donc médecin légiste la léegi ba mu ko choisir ma ne administration pénitentiaire ak directeur bi d'accord aw ma droit di am doute ci ki ñu tànn wante ki ñu tànn bu fekkee ne que def na liggéeyam ba pare dinaa am sañ-sañ weddi la mu def nekk nañu xool est-ce que la mu def amul sikki sàkk kon nag pour ñu teree loolu am li ñuy def moom moo di que famille bi dañuy tànn ñoom it docteur borom xam-xam boo xam ne que xarañ na ci te xam na autopsie nañ koy defee mu ñëw moom it participer si. yoon maye na loolu. yoon terewu ko te man jàpp naa ne lu yoon terewul nit am na sañ-sañ bi ak àq bi ak yelleef bi tant que lorul keneen te troublé wul ordre public. léegi docteur bi ànd ci administration pénitentiaire ñoom amuñu benn réserve parce que nee nañ ko maître boo poussé ba mu leer moo ñu gënal. donc foofu it amul benn entrave ñu informer le professeur ba pare it famille bi ñu gëstu ba jàpp ki ñuy wax professeur Mamadou Seck. jubam dégg nga ak responsabilité pour tànn ko. professeur Mamadou Seck waroon donc ñëw def liggéey bi ak Ibou Thiam ci guddi gi alors que ñu ngi waroon def autopsie bi je crois que famille bi dañoo amoon difficulté pour jot ko ñu wax ma ko yàlla dogal man ma am chance jàpp jot ko ba ma ko jotee ne autopsie bi de suba lañ ko war a def te ñu yaakaar ci yow mu ne bu dee suba la de wax dëgg yàlla man ba may joxe sama kàddu ne woon naa ne que buñ koy def te mu fekk ma disponible dinaa ci mën a participer mais bu fekkee ne que disponible ma alors foog ñu wut keneen moo tax man correspondance yi ma def yépp dama nekk Mamadou Seck la famille bi jël wante bu fekkee ne que Mamadou Seck am na gàllankoor képp koo xam ne que jox nañu ko dinañ ko nangu ndax day doon moom la ñu wóolu kon moom ko mu wóolu war nañ koo wóolu. ma ne ko kon boog dimbali ñu nga seetal ñu yow koo wóolu mu ne ma ba suba fii ba suba dinaa seet koo xam ne dinaa leen ko mën a wax. yàlla dogal ba ci suba si amuloon kenn kum ñu proposé mais man it par expérience ci guddi gi yëpp may wër képp ku ma xam nga nekk dans le corps de la médecine woo naa la képp ku samay doom xam wala samay xarit dans le corps de la médecine jéem nañ la woo pour proposer la pour famille bi parce que nan la tuddati soxnaam bi nekk fii Awa Condé xamu fi dara te jàpp naa ne it mbokkam yi it waruñu am ay connaissances yi war a mën a tax seen loxo mën a sori ba ñuy mën a téye koo xam ne que dina leen war a mën a jàppale ci lii. ndax mbir mi coow li bari na nit ñi commencé nañu ragal. kon bokku ci ne danaan du ma dem di àtte ci bërëb bi ñu daanu sama kaw xaw ma lan moo ma ciy fekk. te yaakaar naa ne looloo ci xawoon am mënuma fexe ba am kenn. ma dellu ci procureur ci procureur parce que ba tey déggu leen procureur sa njëlbeen laa wax ak moom bu Pikine ma waxee ak moom mu ne ma man ba nan la tuddati ba mu jógee Pikine ba mu jógee police ba mu ñëwee fii amoon na avocat bi deful benn réserve kon jàpp naa ne que wër moo fi jaar. léegi dem na gaañu na amul lenn loo xam ne que war na mu mun a tax que man ma foog ne que xëy na loxo moo tax bakkanam rot. kon boog man pour jóg rek ne nii nañ def autopsie loolu xaw ma fan laa ko war a mën a wéer. procureur loolu la la tontu. waaw xaw ma fan laa ko war a mën a wéer. wax na dëgg parce que lépp ci xam-xam bu ñu ko ci tegee rek mbir yi day jaar yoon.
situation bi aussi yombuloon noonu ci xam-xam. parce que ci xam-xam Pikine la nekkoon ci police Pikine. foofu kilifa bi procureur Pikine la. kooku moom moo yoroon gardam moom moo ne nañ ko yóbbu kaso signé kayit yi wante Dakar lañ ko denc Dakar yi dafa yor kilifaam kilifa Dakar moom moo di police yi ko gën a jege fa mu gaañoo ak police centrale ak procureur de la République bu Dakar parce que département Dakar la ak département Pikine Guédiawaye kon sànkoo na fi ci xam-xam kan moo war a jël dogal kon déjà question ci xam-xam mu ngi commencé posé wu wante du mu dugg ci loolu dans tous les cas li am solo moom moo di réglé naa ko te looloo ci amoon solo. kon dégg nga léegi kon que fële amul problème procureur nee na su fekkee ne que amul jafe-jafe je pense que dégg nga su hôpital bi nangoo def autopsie ñoom ñoo xam su fekkee ne que léegi nag am nay jafe-jafe on verra. loolu moom moo di maître damal xool. say téere. wala boo xamee defal la nga war a def. mais man xamoon naa fa ma jëm. dafa di boo seqee ak ay kilifa waroo di dem te yëgaloo leen ndax bu ëllëgee mun na ne yëgaloo ma looloo taxoon ma wax ak moom mais man xamoon naa fa ñu naroon àggi léegi nag yàlla dogal que ba ñu demee mbir mi bloqué foofu te il fallait que Cheikh jullit la ñu fexe nañ ko jébbale boromam ni mu gën a gaawee. alors là il fallait que ma xool naka laa war a def parce que mënuñu forcer kenn mu ñëw dimbali famille Cheikh Niass. mënuñu forcer benn docteur ku ci ne it li war a tax bëggoo ñëw kenn du la ko laaj kooku su borom problème bopp la. ci laa woo le président ordre national des médecins ki nga xam ne moom moo yilif docteurs yi. dégg nga ci guddi gi ma ne ko am na ko néew boo xam ne mu ngi hôpital te mbokk néew bi soxla nañ ko ni mu gën a gaawee am naa nag jafe-jafe pour koo xam ne que dafay dimbali pour que ñu leeral loo xam ne que dafa lëndëm ci dee nit ki. kii nag dafa am droit néew bi dafa am droit moom moo di droit que ñu leeral gannaawam famille bi am ay droit bu njëkk bi moom moo di ñu leeral circonstances yi nga xam ne que ci la gaañoo jox leen dëgg boo xam ne dafa wër péng ci li tax mu dëddu àddina ba pare it am droit it jot maanaam néew bi pour mën ko suuli ci ni mu gën a gaawee kon néew bi comme mbokk yi dañu am àq am yelleef yéen it dégg nga corps bi da ngeen am devoiru aider à ce que mbir mi ñu leeral ko mu ne ma li nga wax dëgg la corps bi mënul bañ a dimbali pour que ñu leeral loo xam ne que compétence bi moom rek moo ko yor. mu ne ma mettre na sa xel dal li nga wax dinaa ci dox bind ma léegi ma jébbal la kenn léegi ku wóor ku am fit ku ñeme ku dëggu te am xam-xam bi malheureusement kon que yëf yi dafa yéexoon te mbir mi xawoon na lër mu bind directement commissaire central ne que mbooleem police yi nekk ci Ndakaaru département Dakar yow am nga fa sañ-sañ kon sa compétence la Dakar yépp sa compétence la néew bi nag ci sa kër la bakkan bi rotee kon boog dama bëgg ngeen jël disposition pour que ñu def autopsie bi bind procureur Pikine ne que tey ji bu néew amee boo defaloon mandat de dépôt néew du am kon néew am na dama bëgg nga jël disposition yépp pour que autopsie bi ñu def ko ni mu gën a gaawee
kon ñoom ñaar ñëpp taxal naa la parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci ne am nga compétence kon bu ëllëgee bu coow amee ku ci ne doo ci génn. boo procureur bi nag ne ko léegi ci xam-xam bu fekkee ne que am na sàkk-sàkk ne que bakkan rod na te bakkan bi mën na am ne que loxo nit a ngi ci bu boobaa autopsie bi obligatoire la léegi nag famille bi njort nañ ne que dee ñas du dee boo xam ne yàlla moo ko dogal et que loxo daf cee ne kon boog loolu laa bëgg mu leer dégg nga joxeel ndigal ñu def autopsie kon léegi clair na ci xam-xam dafa am obligation def ko mënatul bañ ba mu ko jotee ci saasi la ma woo ne ma maître su fekkee ne que jege nga kaay jël si ordre bi jox naa police Guédiawaye pour mu def ko fekk ne le commissaire Sankaré de la sûreté urbaine wax naa ak moom ba mu ne ma maître bu amee jafe-jafe man dinaa joxe ordre ñu dem def autopsie bi réquisition bi man dinaa ko jël mais waxal ak procureur Pikine ba pare su amee foofu jafe-jafe ci mu gën a gaawee pour néew bi bañ a yàgg foofu man dinaa joxe bind réquisition ñu seet néew bi parce que bu dee que yow nee nga que ne am na laam-laame ak doute dañoo war a leeral mbir mi dafa war a leer képp koo xam ne que sa loxo mu ngi ci te setul buñ lay sanctionné ñu sanctionné parce que réew mi dafa war a am nu mu war a doxe lii la ma commissaire Sankaré bu commissariat central wax bu sûreté urbaine donc mu ngi pare woon mais procureur ba mu jotee lettre bi ci saa si la ma woo ma ne ko damaa sori te ak embouteillage yi te dama bëgg autopsie bi am suba mu ne ma kon boog dinaa xool ni mu gën a gaawee pour tey ne la leer ne que balaa timis hôpital Le Dantec dinañ jot ndigal pour ñu def autopsie. boobu ban bés la woon bi ngeen di wax loolu. barki démb. barki démb. léegi nag man sama problème moo doon léegi kan mooy assister famille bi problème boobu nag ci lañ nekk ci guddi gi yëpp ma koy jéem a wër ba ma jot président ordre national bi sama xel dem foofu nekk amul sañ-sañ bañ ko te it devoir la te xam naa ne que dina def devoir bi. dégg nga mu di maanaam docteur Boli. Boli Diop. ci guddi gi lu jublu ci wut kan moo koy war a mën a def. comme ni nga ko waxee ni nga ko demandé. comme ni ma ko demandé. léegi ma xëy le lendemain li tax yéex yi aussi ngeen comprendre ko boobu fekk na ne que guddi na parce que nee naa booru timis 18 heures yooyu la lañ jot information bi que léegi amul sikki sàkk nekk autopsie bi nañ ko def et que il fallait trouver man la veille ba nga xamee ne que docteur Seck am na ngant te amul ku mu ñu jox ku ko remplacer. boobu ba tey maa ngi ci fitna boobu. di wër te awma ci laa jublu nag ci président ordre bi ne que jëlal kenn koo xam ne du am sañ-sañu bañ. mu ne ma indil ma lettre bi léegi presque 18 heures jot na boo ko indee tout de suite dinaa désigner nit. malheureusement ak embouteillage bi mënul jot lettre bi ñu xëy le lendemain mais 9h30 ñoom la ñuy xëy ñu jonkoon foofu bi ñu defar lettre bi jonkoon foofu ba le lendemain 9h30 ñu tijji ñu jox ko et immédiatement mu désigner le docteur Omar Ndoye ba pare woo ma yëgal ma ko ne ma Omar Ndoye la jox ma ses coordonnées ne maa ngi koy avertir yow it jéem ko jot ngeen coordonné pour que autopsie bi comme da nga bëgg ñu gaaw koo def. ñu xool naka lañ koy defee dans la journée. moo di la journée d'hier. ah léegi ma jéem a jot le docteur Omar Ndoye ba finalement am jot ko mais mu yëgal ma ne que nekkul Dakar. affaire bi compliqué na ah. c'était pas facile. je peux dire que boobu ba tey li nit ñi doon wax ci télé yeeg yëpp man maa ngi ci fitna. fitna bañ a juum ci xam-xam ak fitna am nit ñu wallu yu may jàppale. dëgg la. dégg nga wante heureusement que jabar ji Awa Condé ak famille bi ñu tey lañu parce que bu dul woon ñeneen dinañ ma perturber ba man du ma am xelu
liggéey boo xam ne du ma juum parce que dafa am liggéey yoo xam ne boo juumee yàq lépp donc tu as le devoir de ne pas te tromper c'est une obligation dégg nga léegi nag ba mu ne nekku fi ma daw dem ci directeur bi Thiandoum comme je l'ai dit ba ma demee dans son bureau ma ne ko il faut que ñu trouver une solution moom bu fekkee am na ngànt man ak cette famille bi jox na ma carte blanche wóolu nañ ma man it képp koo xam ne Omar Ndoye moom la ordre bi kii wóolu dégg nga moom la tànn du moom rek la wóolu mais moom la tànn parce que moom it médecin légiste la day def autopsie kon am xarañ na ci xam-xam boobu nàcc xam-xamam xelam nàcc na ci loolu dégg nga léegi moom it képp ku ne ci fa nga ne am nga koo xam ne mën nga ko nawla woo wala wóolu nga ko kon kam ñu jox dinañu doy te man ku ma wax dina doy famille bi kon nañu yombal mbir mi lu tax Sénégal lépp di metti lépp ay diis fii dégg nga mu ne ma maître nañ ci jublu ñu woo Ndoye jotaat ko ma yónnee ko SMS parce que c'était pas facile jot ko communication man ko ngir yàlla war a suuli jullit la ñu yor te dañ ko war a jébbal boromam nañu fexe mbir mi leer parce que ou bien yàllaa ko dogal ou bien yàlla dogal na ko wante loxo ngi ci na leer rek kenn jógewu fi pour indi fitna wala pour histoire dëgg la ñuy wër dégg nga yàlla nag dogal na ne que nekkoo fi kenn mënu ci dara mu ne ma su ma mënoon léegi ma ñëw wante xam naa ne bu fekkee ne que da ngeen may xaar pour ma ñëw tey du mën a am tey pour ma agsi kon suba rek 10 heures incha allah dina ma fekk Dakar pour ma participer si ma ne ko docteur suba sori na kon seetal yow koo wóolu ci lañu jox moom it ki ñuy wax docteur Alioune Badara Diouf ma ne directeur ñuy wër di wër ba jot Alioune Badara Diouf bañ jotee Alioune Badara Diouf dégg nga fekk na ndeysaan docteur Omar Ndoye fexe na ba jot ko ba wax commencé woon wax ak moom mais foog naa moom it dafa amoon ngànt affaire yi yéeme na de. waaw médecin boo leen jël rek mu am ngànt. donc dafa amoon ngànt alors mais wax nañu ko man nag directeur bi ñu nekk ci bureau bi ma ne directeur dimbali nañu fexe léegi Alioune mii bu mu ñu rëcc bu ñu rëccee suba la ajuma du ñu mën a jot corps bi ci la ko directeur woo nekk di mocc ba ne ko ba moom it ngantam mu dindi ko donc dafa def sacrifice kon amal nañ ko njukkal Alioune Badara Diouf mu def sacrifice ne kon mbokk kon ko loolu la amul problème man dinaa bàyyi samay yitteeg yëpp dégg nga pour que ñu mën a def autopsie bi nu mu gën a gaawee démb wala tey il était midi démb il était midi alors immédiatement puisque Ibou Thiam mu ngi doon xaar ma coordonné waat ak commissaire central ne ko dama bëgg nga toutes les dispositions nga jàppale ma ci pour que la police scientifique fekkee xam nga lan mooy avantage du police scientifique police scientifique day jël ay photo day am ay firnde donc photo yooyu dégg nga fekkee ne teg nga ci sa bët mun na am lu ñu waxul yow nga gis ko am sañ-sañ wax ko kon bokk c'est important te police scientifique aussi ñëpp la fi nekkal dañ ko tuddee tur boobu rek parce que ñoom seen rôle moom moo di leeral dee lan moo waral dee bu ñu ne police la rek kon bokk nañ ko moytu déedéet il faut que ñu comprendre ko alors le commissaire moom it nekk ci ba jot police scientifique informé leen parce que dama doon bañ rek que ñiy def autopsie bi seen xel du dem ci informer police scientifique nga ne à 2h10 à peu près si la autopsie bi commencé waaw ñu baal ma ci waxtu bi mais en tout cas fekk na midi passé moom mooy ba nga xamee ne d'accord tënk nañoo docteur Badara Diouf rek dafa ne maa ngi daw léegi direct dem ci lieu bi ñu war a def autopsie bi ci la ñu nekk ba 4 heures et quelque
ñu door di pare loolu moom mooy partie technique bi physique ci man li ma jàpp. dégg nga moo di constatation yeeg yëpp parce que dañuy xool ba ci karaw yi est-ce que karaw yi amul luy firnde ne que am na leneen loo xam ne war na mën a indi dee bi. kon du lu yomb. du xool nii rek bu dee da ngay xool yaram rek dem. xam nga ne kon loolu du jël waxtu yooyu yëpp. foofu la ñu toll. léegi nag ak leneen loo xam ne que war na mën a làqu moo di ci xol yi ci bopp yi ci yuur bi ci saw yi dégg nga ci butit yi yooyu nag nga xam ne ay analyse approfondie la léegi nag kooku yi dafa am ñoo xam ne que seen xam-xam ci la nàcc. ñooñu ñu jëbbal leen ko ne leen xool leen jox ñu lan ngeen ci gis ak lu ngeen ci gisul. xam nga bu ñu waxee liñ ci gis ak liñ ci gisul bu boobaa ñoom dinañ mën a conclure ne que ñii la ñu gis loolu fekk bokk na ci li ko boom. wala li ñu gisul loolu bokk na ci li ko boom. kon du woon du lu yomb donc c'est un travail extrêmement pointu. liggéey bu dañ ko settantal. ñooñu nag nekk ñoom mënuñu pare seen liggéey balaa tey 10 heures. kon bu ñu xoolee waxtu bi xëy na 10 heures jot na résultats yi ñoom war nañu leen ko jébbal waxtu bi. léegi nag bu 10 heures jotee bu ñu jotee ñoom les résultats ñoom ci li ñuy bind seeni conclusion avec aussi la présence police scientifique yi day toog. dégg nga bon bu ñu bindee seen conclusion maanaam pour wax léegi lii moo tax ñoom ci seen xam-xam. bi leen yàlla dénk. pour ñoom seen diggante ak seen borom lii moo tax mu faatu. donc pour l'instant résultat yi jotagoo ko. léegi nag après ak directeur bi ak professeur Ibou Thiam dégg nga bëggoon xam à peu près ban heure la ñuy war a mën a jot conclusion yi ba pare it mën a jot néew bi pour que tey ajjuma bi. Cheikh ñu mën ko jébbal boromam. alors waxtu bi ma jox mooy diggante midi ak 1 heure. dinañ xam li xew mu leer nañ ba pare it dinañ jot koor bu fekkee ne soxla nañ ko. li tax mbir mi yegg fii moom moo di que je crois que dëkk bi dafa am problème formation nit ñi dañ leen war a former agent yi. population bi moo tax ñu teg leen fi bu ñuy recruter ay agents c'est pour que ñu nekk ci disposition population bi nekk yor seen kaaraange ba pare it nekk au service de l'ordre mun nañu def seen liggéey te fekk yenn yi mun na ñàkk. parce que tey ji àddina bi yëpp même bu fekkee ne que résultat yi wanewul ne que am na loxo nit. ñëpp a indigné wu ko pour carte grise bakkan rot ci loolu mooy li néew loo xam ne ci réew mi dafay am te loolu toujours mooy li nga xam ne moom lay jooytu bés bu jot te samay rangoñ du mës a fer ci loolu moom moo di jàpp doomu aadama toroxal ko dugal ko ci kaso bi dafa yomb lool ci suñu réew mi. lan nga yaakaar ne loolu lan moo koy saafara. loolu la koy saafara moom moo di d'abord ñi nga xam ne que ñoom ñoo am sañ-sañu téye nit ñi ñu defal leen ay formation ci respecter ak ormal doomu aadama. deuxièmement aussi que ñu xam ne que réew dafa am nu ñu koy yore tey ji yow sa bopp walla man mii mun naa jóg blessure involontaire ñu ne ma ràpp ci kaso bi yàq samay këyit yu bari yàqu nañ ci loo xam ne que jaru ko. te li tax société yu bari tëj nañ fi parce que garde à vue bi dañ ko war a xoolaat. garde à vue dañ ko war a xoolaat amul kenn kuy dem police génn fa te fekk du ay intervention la fa jële lu tax conditions yi dans les commissariats dañ ko war a xoolaat ay nit lañu du ay mbaam da ngay dem commissariat yu bari ci ay karo ngay tëdd luy ndeyam nga jël borom kër muy tëdd ci ay karo
wala muy tëdd ci ciment nit ñi dankalikoo ay 40 personnes ci cellules yu ndaw te yow xamagoo ndax lañ koy tuumaal dëgg la wala du dëgg. est-ce que loolu c'est juste, est-ce que c'est normal alors que nit ki mun na ñibbi këram bu xëyee dikk bu ñuy def seen enquête ñu def seen enquête mais ku ñu jël rek jàllal ci grille bi la ñuy njëkk a wax nañu xoolaat mbir mi foofu góom la boo xam ne dañ ko war a faj. deuxièmement aussi nit ki yoon waxul ne que saa yu ñu la toppee da nga war a dem kaso mais tey ji téeméeri nit yu ñu jàpp genn wàllu nit mooy rëcc kaso te day fekk intervention la luy ndeyam dégg nga donc dañu war a xool mbir mi nu muy demee te it ñuy respecter la loi police dëgg bi muy police muy gendarmerie dañuy ñëw boo wax loola yow la ñu bëgg balaa ñu lay naan que sa avocat dégg nga am nga droit jël avocat. te du ñëpp a xam 90% loolu la. te du ñëpp a xam te ñun gis nañ ne que ñëpp xamuñu ko ñëpp gis nañ ne que lu ci gën a bëri bu fekkee ne que avocat dem na du tax enquête bi jaar correctement day mel ni que les gens sont dañuy énervé wu la plupart du temps la présence de l'avocat day énervé dañ koy sentir lu tax. te loi bi moo ko mayee. loi bi daf ko yéex a def affaire Karim Wade ba ñu demee ci juridiction internationale yi ba ñu nekk Karim Wade convoqué nañ ko 4 fois alors que avocat taxawu fa juge yëpp dañoo xulli seen bët loolu naka la mën a amee ñun dañoo yéex ci lu bari te lu ñëw nag dañuy fexe na saxal ko bu fekkee ne que nit ki dañ ko convoqué ci saa si dañ ko war a wax lu tax ñu convoqué la mais nit day dem ba commissariat wala gendarmerie du xam lañ koy doyee dañuy naan boo yeggee ñu wax la ko boo demee nag bu fekkee téye nañ la même boo yoree ay preuve duñ la bàyyi nga jëli ko noonu lañ lay taxee ne yóbbu tribunal liñ fi war a wax dafa bari procureur dooleem dañ ko war a wàññi gis ngeen fii ku am problème ak policier wala gendarme te gisoo ñi def ci outrage à agent yow yaay juge yow yaay partie yow yaay lépp nga def say PV boo ne outrage à agent rek procureur yi dugal la ci kaso bi luy ndeyam ils sont juges ils sont parties da affaire Cheikh Niass outrage à agent mu ngi ci yow da nga ñëw nekk man maa saaga police sénégalaise loolu dafa di dëgg kon xam nga procès verbal bi loolu boo ko gisee rek xam ne que déjà triché nañu ku mel ni Cheikh Niass dina taxaw nekk man maa saaga police sénégalaise ensuite bu fekkee nekk bañ ko jàppee lañ ko wax droit am il a les moyens. aussi tamit famille bi dafa ne dañ ko xañ droit am yëpp bu buggee wootee démarche yëpp dañ ko xañ. yooyu yëpp bu enquête bi demee dina leer man du ma dugg ci lu ma xamul du ma wax ci lu ma xamul. tey jii man bu conclusion yi génne li conclusion yi wax it loolu laay wax famille bi am nay droit am mais man li may wax c'est en dehors du cas de Cheikh Niass damay wax de façon globale dañu war a réformer suñu système en profondeur. police ak gendarmerie na mu fay doxee dégg nga garde à vue yi dañ ko war a xoolaat automatisme bi ñuy def pour téye nit ñi boo demee ci kaso yi ci police yi déjà ñu ngi fees del te ñoom ñëpp am na ñoo xam ne ngoon dañ leen di bàyyi nit ñi bi parce que lu ñu fekk dara ci ñoom lu néew lu ñu gis ci ñoom toujours dañu prolonger les gardes à vue su fekkee ne que garde à vue yi jeex na toujours dañ koy prolonger systématiquement pourquoi procureur di wax bàyyi leen ko mu ñibbi après mu dellu si waat bu ñu ko soxlaa pourquoi donc dañu war a xoolaat les mandats de dépôt dañ ko war a seet au-delà de Cheikh Niass léegi nag pour affaire u Cheikh Niass dégg nga famille bi may leeral ci kanamu ñëpp famille bi li leen soxal moom moo di découvrir la vérité moom moo di dëgg bi feeñ ni jant loolu it ba fu mu ne ñu ngi ciy dox léegi nag lay génn suñ ko jëlee ku ci ne mun nga ko jëlee nam la neexee parce que ku ci ne sa xel nga am sa xalaat nga am mais pour ma yëgal rek nekk famille bi bu ñu gisee depuis ba nga xamee ne que tey nañu lool c'est parce que dañoo wóolu seen avocat dégg nga te it wóolu ne que déjà am nañu une victoire moom moo di que autopsie bi def nañ ko te autopsie bi jaar na yoon ba fii ñu toll jaar na yoon conclusion bi ñun ñooy conclure ñi ko def ñoom ñooy conclure ñu ngi xaar les conclusions te dinañ jot incha allah
néew bi tey pour mën ko jébbal seen borom. maître ñoo ngi lay jaajëfal bu baax say kaddu yu mujj par rapport ak situation bi. bon li may wax moom moo di sama kàddu mujj moom moo di que ba fii ñu toll autorité yëpp ñu ngi contribuer pour que mbir mi leer ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kaso yi ñoom bëgg nañu mbir mi leer maanaam kilifa yi ko jiite bëgg nañu mbir mi leer ba xam ndax ñoom am nañ ci responsabilité te it ci li ma jàpp moom moo di que bu fekkee ne que ñoom takk nañ ci li ñu war a def dinañ ko def. police it ba fii ma toll ñoom it liñ ma yëgal moom moo di que bëgg nañu mbir mi leer ci seen wàll ba xam ndax bu fekkee ne que am na lu ci taq dafa am yoo xam dañ ko war a faxas ci réew mi mais man sama bopp li may wax moom moo di que Awa Condé ak mbokk Cheikh Niass jant bi dina feeñ et que lu ci lëndëm donte puso la incha allah dinaa ci xar sama tànk tubéy bu mu leer incha allah rabbi ak liñ ci mën a goobee ñu gar ko. jërëjëf maître. Je vous en prie. Merci beaucoup.